jërëjëf mbokk yi kon ñu tàmbale ko ak jàngat bi ni ñu koy defee àllarba talaata bu nekk ak Abdoulaye Cissé tey ñuy wax la xew ca hôpital Magatte Lô bu Linguère samedi lakk dafa am service néonatologie léegi sax juróomi bébé ñu ne ñàkk nañ ci seen bakkan Abdoulaye nga jàpp ni càggante gu ëppaat la. lii xew hôpital Magatte Lô Linguère ak noo ko mën di jëlee boor boo ko mën di jëlee boo ko mën di jàngatee balaa ñuy situer responsabilité yi sax defe naa taxawuñu assez ci drame bi nga xam ne moom la doon mel na ni kii dañ ko jàppee rek fee bu ñëw boo xam ne war na jàll fii ak quelques jours war nañoo jàll ci leneen même ci traitement bi pas presse bi mais autorité yi sax ci traitement bi c'est-à-dire ñu ngi jàll ci leneen dinañ ci ñëw léegi étape par étape mais drame bi mu doon bu fekkee ni génn nañ ci lii te dara xewul vraiment ma xam ni réew mi suñu yëg-yëg des na man suma xol vraiment dafa li ñuy wax fii la chaque fois am na loo xam ne su xewee foog ku nekk natt ko ci sa bopp soo ko nattul ci sa bopp rek peut-être doo ci am yëg-yëg mais boo ko nattee ci sa bopp di nga ci am yëg ma bëggoon a taxaw tey ci ñenn ñoo xam ne parce que dañ leen a fàtte ci yëf yi est-ce que ñu ngi xalaat tolluwaayu xelu personnel bi nga xam ne ñoo nekk ci service boobu hôpital bi sax laay wax ndax xëy na fala ay xale ñàkkee seen bakkan ñooñu delluwaat seen service jàpp ni fii la ay xale deewee mu jóge ci ñoom mu bañ a jóge ci ñoom fii daf mel ni du ñu natt choc post-traumatique bi nga xam ne mën na ko def ci doomu aadama ci xel mi ñooñu est-ce que mën nañoo xëy dem ni ñu ngi dem liggéeyi place bi nga xam ne fa la jëyee ji xewee ña nga xam ne ñoo dëkkee foofu est-ce que nit am na mat gu toll nii nga jóg ne yaa ngi demaat ci service boobu ak lii fi jóge nii loolu tey kenn mënu ko xalaat li tax ma ne ñu ngi jàll ci leneen mooy li may dégg kilifa gi ngeen fi dalal démb vraiment si am na yoo xam ne buñ ci tolloo nañu bàyyi di layal ay nit lii soxlawul layal ministre soxlawul layal directeur hôpital soxlawul layal faytu système la mais wax ko lu càggan da ngay pointer responsabilité nit système moo am fayit te am na yoo xam ne buñ ci bëggee dugg léeg-léeg di wax ni def nañu li ñu waroon def yépp service bi nekkoon na aux normes c'est pas vrai su nekkoon aux normes lii du xew incendie ñun ñi suñu kër yi sax léegi mu ngi am ay détecteur de fumée yoo xam ne fu saxaar amee bu alarme bu jibee bu sabee yow sa nopp da nga koy fatt manifestement amu fa donc mënoo def système yoo xam ne nii xëy na taf yëngal la ba mbir yi kii nga jàpp ni yow def nga li nga war a def ak yépp beneen bi mooy wuy am nañ ay extincteur gis nga nañu bàyyi naxante am na lakk yoo xam extincteur war nañ koy jàngal nit ñi sax mais extincteur non seulement utilisation mais extincteur bi nga xam ne moo fiy nekk dafay am extincteur yu ne ak la nga xam moom lañ def ci biir ak lakk yu mën a fay ak yu mënul fay. su weesoo loolu Ablaye njëriñtal yi nga xam ne am na ko ci seen njaboot hier quand même on a vu un document exclusif ci suñu édition du soir on a vu des familles meurtries muy ay drames sociaux yoo xam ne la muy jur ëllëg sax kenn mënu koo wax ndax ce sont des familles qui ont besoin quand même d'assistance su weesoo négligence boobu am parce que quand on voit cette mère de famille ci journal bi 3 fausses couches yaakaaram tas mu ne cette jeune femme tellement jeune mais tellement triste boo xoolee ay bëtam nga xam ne kii yaakaar bu tas la amee donc soutien bi war a am assistance bi war a am ci famille est-ce que ñu ngi koy xool Fatick kii nekkul c'est que tey li waroon doon priorité mooy assistance psychologique mooy yoon de loolu dañ koy négliger ñun mais gis nga loolu ñii waruñoo nekk sax ci penc bi ñi barke yi ñibbi na këram barke yi nekkatul sax hôpital ñii dañ leen war a jël en charge li tax léeg-léeg nit def njombe loo xam ne dépassé na ko c'est ça mais dañ koy yóbbu hôpital foo xam ne nii dañuy defaraat xel mi accouchement nu mu méttee tu rentres chez toi 2 jours après et que voilà césarienne la def moom césarienne durant tout le reportage c'est-à-dire da nga koy xool le regard est hagard mais te loolu moom du responsabilité am de parce que moom xamul fu mu ne mais xamul
responsabilité puissance publique la. c'est ça. c'est-à-dire wax ji wonewu bi dem taxaw te loolu mu ngi bëgg a doon habitude. nit doo def li nga war a def ba pare bu njombe amee nga ñëw taxaw. jëlal exemple événement stade Demba Diop. yi amoon diggante stade de Mbour ak ESO. ñi yor football beeg yor sécurité beeg yor ministère des sports kenn defu ci li la war parce que sofantaloon nañu finale coupe de la ligue. ku nekk dem ca la neex. alkaati ya war ci événement bu mel noonu amul. dëgg la mooy indi jëyee. ku nekk teggi li nga xam ne moom nga war a def. sous effectif bi. ba bi mbir yi xewee ku nekk lan la njëkk a def. waaw damaa bàyyi woon sax li ma doon def mais li nga doon def nga waruloon a def. dëgg la de. à commencer par le ministre des sports ce jour-là. nekkoon ci yeneen yitte loo xam ne nii quand même waxuñu nga teew mais boo teewul aussi. seen ñàkk a teew. moo indi ñàkk a warmaal événement boobu ba sécurité bi war pour un événement pareil amul jour boobu. lu toll ne final ñaari dëkk yoo xam ne ni dañuy daje. juróom le plus grand nombre peut-être 9 policiers. mais juróom la ñu gis ci li nga xam ne ñoo doon taxaw ci diggante ñi doon sànnante xeer. te image mënu ko weddi. loolu li tax moo am parce que kilifa yi dañoo sofantal événement bi ku nekk ci la neex xëy na ku nekk fa nga nekkoon la fa nekkoon ci kaaraange moo ëpp la nekkoon ci stade bi. donc après bu xewee nga ñëw ne non la ma doon def sax dama ko bàyyi pour wane ni taxaw naa mais on s'en fout en fait loolu mooy réalité bi loolu intéressé wul kenn ñëw taxaw a posteriori kii ak ñeneen ñi mais nekkuñu te bàyyi nañu leen ku nekk dem na sa kër. et puis taxawuñu sax ci symbolique gu safara. symbolique gu safara symbolique gu dee ci ndox. c'est pathétique. symbolique gu safara ci ay xale yu matul. mais c'est pathétique. mais ci ay xale yoo xam ne seen i nit ñëw yoo war a seet si ci bopp bi sax ñëwaguñu. c'est-à-dire ñi bàyyi leen ñu ñibbi seen kër damay je me demande mais ana suñu nekk nit ci ñi nga xam ne ñoom ñooy responsabilité boobu. humanité oui. parce que kii boo ko bàyyee. ki dafa am lu ñu war a def ci moom. elle a besoin de. te moom mënalu ko boppam. ay mbokkam mënaluñu ko. mais ñun jàll nañ ci leneen. je note le volontarisme du maire de Linguère yu wax ni ça va être reconstruit non je pense que la priorité n'est pas de reconstruire ce service kii boo ko reconstruire suba kan la jabaram di toll diggante mu dem fa xalaat ni fii la xale yi tëddoon ba li leen fi fekk leen fa. mais kan xanaa ku ñàkk pexe waxuñu ni waruñ ko defaraat yii dañ koy sele sax ba jëmmi jamono defaraat xel yi dimbali nit ñi ñu passé étape bi ba pare mais gis nga taxaw bi ñu ci war a taxawuñ ci parce que encore une fois ñun souvent dañuy bàyyi li tax duñ mën a def la réalité sur certaines choses mais il n'est pas dit que xale yi safara bi moo leen rey attention parce que safara su amee très souvent gaz bi ngay inhaler moo lay njëkk a lor saxaar si te il est prouvé scientifiquement que ñun ñi amul kenn ku ci mën a nekk di noyyi pendant 10 secondes gaz boo xam ne nii amul oxygène bi la war a dimbali nga noyyi amul même magum jëmb amul mais loolu bu amee saxaar si bu fekkee ni moom lañ njëkk a noyyi ba mu lor leen kon safara bi conséquence la rek te jàngatuñu loolu fi mu toll nii jàpp nañu ñëpp autorités yi ñëpp safara bi la te ñàkk a taxaw ci yooyu du la may nga mën a xalaat ëllëg ci lan la ñuy def. yaa ngi wax personnel de garde bi premier élément yi gars yi di wax dañ ne y avait pas justement koo xamante ne nekk na de garde est-ce que kon jàppoon ni ngir yombal mbir yi duñ ba mu wax mbir mi foofu rek kii teel a fay affaire yi. mais Chérif système bi la xam nga. merci Ablaye. xam nga boo tegee système boo xam ne li nga teg nit ki. wa ilaa attanu ko wa ilaa bu ko defee ni nga xam noonu nga ko bëggee yow te joxoo ko moom mooy dee. gis nga burn out. mooy c'est-à-dire liggéey ba daanu ne këndang day am. burn out de baaxul moo tax gars yi di dem congé. day am mais boo ko waxee ñu ne yeneen i mbir la. loolu dafay am te wala nga teg nit pression boo xamante ni nii.
moom nag moo am responsabilité ak matadi boo xam ne gëm na ni warula wàcc liggéeyam di xataraayu pour def ko parce que am na yëg-yëg ci nit moom mooy loru moo tax ma ne système bi la te évaluer wuñu ko mais nag di toog tout le temps di wax ni def nañu nangam milliards gis nga loolu vraiment moo ñu sonal emploi bi li tax mënuñu koo régler moo tax yaakaar nañ ni milliards yi la décaissé te décaissé bi 60 milliards yi deer yi tepp bi ñu ngi koy wóor ba léegi gisuñu ko fenn donc nga xam ni kon à un moment donné nekkatul problème yi milliards te réew mi ni mu ndóolee lu fi doon jafe-jafe ñu ne milliards yaa ngi nii mais finalement kon ñun pays développé la ñu xanaa wala boog beneen pays lañ aajiwul ci effort yi yaa ngi fàttaliku directive ministre de la santé ca weer yëla ñu génnee woon note ne léegi bëggatul nit ñu koy transporter ci auto particulier ci bu nekkee ci diggante ñaari service ak yooyu mais day fekk nga jox nit ñi moyens ya nga xam ne mën la ñuy defee transfert yi mais boo nee waaw structure bi am na ambulance mais bu fekkee ne juróomi ñoo ñëwandoo soxla transfert bi mais fu ñu jëm wala ambulance panne wala ambulance bi panne wala ka nga xam ne moo ko parce que loolu dañuy fàttalikul dañu fi jóge woon ci incident bu amoon ci ñàkk a taxaw bu amoon ci malade ñu yaakaar ni loolu mooy solution ñu yaakaar ni loolu mooy solution alors que loolu du solution bi solution bi aussi du rek taxaw ne non ñun yóbbu nañu nombre de structures sanitaires yi de temps à temps xoolal structure de santé yi tey mais lan moo fa ëpp personnel boo xamante ni nii corvéable et malléable à souhait ci kees yi lañ leen di fayee lan moo tax Covid bi bu mu jibee centre de santé yi doon yëglu naanaa bu moytuwul bu ñu fi jógee centre de santé bi fayit parce que système bi bàyyee nañu ko ci keesu malade yiy ñëw di faju état presque démissionné na ci taxawu structure de santé yi finalement bu malade yi ñëwul structure de santé ba ne léegi ñu fayit mais léegi ñu fayit loo ciy dégg mooy personnel bi ñiy liggéey bi du ñu fayee kooti mais te loolu aussi drame la ñu ngi affecté gynécologue bi Kolda léegi ñeneen ñi amul nag te affecté wuñu fa kenn léegi il mérite moins que Kolda ñi amul yeneen spécialité nag mérité wuñu ci état bi pour ñu jox leen am nañu ay solution mais gis nga lu ñuy def tafantal bi ak xëy na ku taxaw yaakaar ni da nga war a layal kilifa gis nga à un moment donné dañuy fàtte suñuy bopp fàtte jëmm yi nga xam ne moom la ñu door ñu xam ni rek ay nit lañu te dara fii woyu fi gis nga lii bu xewee te dara Ablaye wax nga dëgg xëy na mën nañu jàpp ni garde mën na fa ak ñoom seen mais wàllu construction installation yi surtout ndax nee nañ courant coupé yaa ngi ko dégg ci reportage bi mu dellusee ci la jàpp dégg nga maire bi nee na ci climatisation bi la jaar xëy na yëf yi tàkk am na yeneen tam ñuy wax yeneen mbir mais tey jii ndax jotul ñu xool bu baax a baax suñuy installation suñuy construction surtout ci wàll yi nga xam te ni fa la ñuy denc gone yooyu nga xam te ni bi ñuy gane àdduna du ñu mag gis nga fii ci wàllu texte ci wàllu bindin manqué wuñu dara ci construction amul dara lu manqué bu dee ci tabaxin la code de la construction amul dara lu ci manqué d'ailleurs ñu ngi koy moolaat c'est très bien code de construction bi ñu ngi koy defaraat gën koo adapté ak jamono c'est très bien mais li fi nekkoon mënoon nañoo éviter immeuble yi daanu fàttali ko immeuble bi daan woon fan yee à la sortie de Dakar ci boor yi voilà mais lu ko waral tabax te respecté wu ay normes loolu moo bëri fii ci biir réew mi loolu mais les immeubles menacés en ruine nga xam ne ba ñu jëlee décision nii fii kenn waru fee dëkk kilifa gi ci boppam dafay romb gis ni nit ñaa ngi fay dëkk ba léegi te pourtant joxe na pour ñu génnee nit ñi am na loo xam ne puissance publique moo ko moom ka nga xam ni moo tabax ba immeuble ba màgget mënatul xëy na moom amul sax lu buñ ko nee daane la amul lu mu ko daanelee à un moment donné ñi yor ñooy war a def mais doo toog ba jëyee ji am nga ne pourtant nag te xam nga loolu ñiy opposé toujours bu mbir amee ñu convoqué texte yi pour layal seen bopp parce que fii texte yi am nañu texte yu baax dans tous les domaines. mais Ablaye dafa am ay drame yu ko fi jiitu. dernière question bi ci gën a yéeme sax mooy bu bateau Joola bi on a vu presque 2000 morts pas de responsable. on a rien appris ak yeneen drame yoo xam ne am na fi bii aussi dafa nga jàpp ni mbaa de foofu lay mujj.
mais tuddal naa la fi léegi drame Stade Demba Diop lan moo ci mujj mais tous rien du tout c'est-à-dire xam nga ñuy jàpp ni mais Chérif lii waruñ ci mën a génn te personne dama leen di saraxu c'est-à-dire il faut qu'ils nous offrent leur démission à un moment donné parce que foofu lañ toll sañatu ñu ko exiger parce que fii da nga ko exiger te tous du ci génn gis nga yor responsabilité mbir xew nga jàpp ni xëy na yow sax def nga li ngay def mais am na lu manqué ba lii xew parce que vraiment am na lu manqué ba lii xew du ndogalu yàlla rek vraiment nañ bàyyi yooyu kilifa gi nekkoon démb ne ndogalu yàlla non nañ bàyyi yooyu quoi loolu vraiment du waxi nit sax loolu du waxi nit même li may wax ci njëlbeen mais bu alarme amoon mais bu tàkk gi tàmbalee bu alarme bi sabee mais fu ni toll da nga ko yëglu di nga ko dégg soo ko mënul fay sax di nga rawale xale yi xëy na rawale woon xale yi sax ñu ne mënuñ ko yóbbu ak fil bi parce que dañ ko branché on peut comprendre dans la panique dans la détresse mais yooyu yëpp mën nañ ci jàngat ëllëg xëy na chariot yi ñu nekkoon peut-être am na possibilité pousse ko génnee ko lu ne mën nañu ko xalaat ci ni ñuy tabaxee ci ni ñuy defaree mais forcément y a des manquements lii mënul xew ba jóge fi te kenn gisul ni responsabilité am la mu ne vraiment am na loo xam ne xëy na sama kaw mën na koo tegu ça veut pas dire qu'il est coupable mais responsabilité mais démissionné yaa xayti nan ñu sarax ñi nga xam ne ñoo ko yor xoolal mais faux médicaments yi fi dugg barki démb loolu war naa mën a dugg fii ci biir réew mi ba dem fa ñu koy séddalee te non kenn démissionné wul yoonu kenn nekku ci kenn gisu ci sa bopp kenn du ci gis boppam loolu gënuñ ñu ba li ñu leen dénk bu ñu ko matalul aussi mooy ci langaamu ci lii am na ñoo xamante ni waroon nañu wax dëgg fa yàlla rek abale place bi ça ne veut pas dire que ils sont coupables en Inde en tout cas benn hôpital bi mu fa lakkee le ministre de la santé a été suspendu waaye yow mais Modou Fall waxuma la suspendu fii procès sax du am même pour les 100 bi sida di doog a am en France mu am ñoo xam ni par la transfusion. le procès de la contamination du sang bien sûr le premier ministre Laurent Fabius moo fa nekk mais bien sûr dafa démissionner pour assumer sa responsabilité tout le temps du moom moo contaminé ñooñu mais moom yaakaar na ni moom moo choisir proposer ministre de la santé bi pour choisir ka nekk directeur structure ba ak ña koy nekk. mais dañ leen di saraxu. mais loolu amuñu culture boobu ñun quoi bon peut-être c'était au temps de Mamadou Seck bi ñu ko fi nommé gars yi taxal ko mu dem dem daal ñëwoon mais l'habitude on le voit très rarement ou peut-être Thierno vraiment gëneewuñ ñu loolu quoi gëneewuñ ñu fu ñu yaakaaree ni non ñoom bu ñu xasee ba nekk fenn rek dara mënu leen fa jëlee lu décret ba leen fa teg ak ku mën di doon nag muy ministre baak directeur baak ak ñeneen ñu taqewul sax ci santé waroon nañoo mën a ne non lii moom c'est un drame boo xam ne nii ay am na fu ma ci laalee man très bien ma dem defi leneen ça ne veut pas dire que nga bàyyi doo nekkati dara. jërëjëf merci beaucoup Ablaye li ngeen di wax c'est tellement important parce que chez nous le ndogal a bon dos loo wax ñu ne la ndogalu yàlla la ñu toppatoo ak coobare mais les familles quand même ont besoin de soutien d'assistance psychologique et le personnel aussi le personnel vraiment na la ñuy delloo ci service bi. merci beaucoup jërëjëf Ablaye Cissé moom la ñu àndaloon ci jàngat bi ñu soobu ci pàcc bu mucc bu info du matin gan gi lay doon jéggalu ci allo présidence bi xam naa te duñ ko mën a am moo tax ñu jox li des ci waxtu bi sunu gan Cheikh Seck la si tout de suite